أرسل التمام والحبيب مسك الختام طول حياتي في صلاتي بدعي صلي وراه محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي في دله ماشي يشفع له في مماته من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيسلوا علي اللهم صل عليه. moo tax ñu initier loolu parce que am na solo donc nit ñi dañuy jékki-jékki rek gis imam Baas wala imam Lamine wala imam Abdou Salam ñu nekk si Yoff TV wala Yoff Média duñu comprendre donc dina baax aussi occasion la pour ñu fàttali nit ñi lan moo tax loolu donc bu ñu paree ñu yëkkati kàddu si turu président APEXI ak kilifa yëpp donc tëj jataay bi donc loolu daal mooy li nga xamante ne moom la ñu sumba tey donc di leen baalu àq d'abord di leen baal àq aussi di leen dalal fii as wax na li tax ñu fiy daje di sàkku si yéen ñaan aussi comme ni ñu koy waxee chaque année mooy que ne liggéey bi ñëpp xam nañ ne plus ñu gën a jëm kanam plus soxla yi gën a tar plus mu gën a diis si ñun ñëpp donc dinañ soxla nécessairement ay ñaan pour vraiment yàlla may ñu antal yan bi lu mu diis te mu bañ a oyof parce que yan bu oyof moom baaxul mais nañu am doole juñ ko antalee ba du diisu ñun loolu daal dina si baax trop donc peut-être pour ubbi dañuy jox as mi nga xamante ne mooy jiite administration APEXI mu ñëw si li nga xamante ne mooy ndimbal bi ñu fas yéene joxe tey bu ñu paree ñu jox représentant morgue yi ak ñi nga xamante ne ñooy gérer xabru maam li maamu après ñu jox imam yi donc ñu soogay tëj yëkkati jataay bi allahumma salli ala sayyidina Muhammad. asalaamaaleykum mbooloo mi donc Aziz merci beaucoup donc comme ni mu ko waxee ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen baalu ax di leen baal ax te di ñaan yàlla li ñu fi dajale lii ko tax a jóg yàlla nañu ko yàlla defal te mu nekk taxawu askan wi yàlla dafa def yéen da ngeen nekk ci wàll woo xam ne bi wàllu wu tiis la di taxawu ñi nga xam ne dañu am ay mbokk yu wàññeeku mu nekk bërëb boo xam ne bi ñëpp a fay jaar ñëpp a fay yóbbu nit waaye it ñëpp a fay jaar alors loolu nag ku la ko yoral vraiment da ngay jéem rek di ko gërëm mais doo xam nga ne mënuloo ko fay APEXI nag moom moo dàkkantale boppam association pour la promotion économique culturelle et sociale de Yoff Yoffi démb ak tey mu ne woon nag dinaa seet lii nga xam ne moom la ñu am te mu gën a symbolique ci dëkk bi te nga xam ne ñëpp ñoo ko bokk man dinaa ci bay sama wàll ànd ci ak état ànd ci ak mairie ànd ci ak bonne volonté yi parce que yàlla noonu la tërale mbir mi dañu nekk ci état nekk ci benn collectivité territoriale wala ay collectivité territoriale waaye it dañu dëkk ak ñoo xam ne ñi yàlla may na leen lii nga xam ne moom la leen yàlla wërsëgale dina am lu ñu ci yëkkati di ko dimbalee askan wi ñu ne malgré loolu APEXI dana seet lu mu ci dolli moo waral depuis ay années maintenant ñuy ànd ak yéen donc moment bi suñu ko amee toujours dafay baax ñu rappeler loolu mais aussi jaajëfal leen ci turu askan wi parce que lu ñu leen jaajëfal du doy mbir mi nag ni mu tëdde mooy foofu ngeen ne bu dara xewul bu jàmm rek xewee dafa am ay produits yoo xam ne da ngeen ko yittewoo pour mën a def liggéey bi ni mu waree parce que am na nu ko lislaam tërale imaam a ngi nii toog ñoom ñoo ñu gën a xam loolu yéen nag loolu ngeen soxla ci ay produits dafa am leneen lu ci dolli ko mooy que dañu depuis 2 ans maintenant dañu nekk ci contexte pandémie muy am feebar bu fi nekk te jóge gu fi yéen ñooñu fa nekk nag bërëb ba ngeen nekk ak la ngeen di jot ci ay ñoo xam ne ñi dañu génn àdduna dafa laaj ñu mu nekk place bu mucc ayib moo tax ba ñu ko xamee xalaat ko si la ñu waxtaan ak yéen daanaka produit yi ñu leen di jox ñun fixé lu ñu ko suñu bopp yéen la ñu laaj ne leen xool leen yéen a ñu gën a xam la fa ne ngeen faram-fàcceel ñu produit yi nga xam ne moom ngeen di soxla APEXI seet kéemtalaay kàttanam la mu ci mën a def mu daal di koy def am na ay détergent am na ay yoo xam ne ay serviette la am na ay balai brosse
am na ay gants ak lépp loo xam ne lii place ba dana set waaye yéen ñi koy def it da ngeen aaru moom la ñu listé chaque année nag ñu budgétiser ko ba nga xam ne alors loolu bokkul sax ci li ñuy discuter dans les commissions dafa nekk lu ñuy wax à peu près les dépenses récurrentes dafa nekk ci budget bi automatiquement te waxoon nañ leen aussi ne leen saa yu ngeen demee ba ci biir ngeen nemmeeku loo xam ne war ngeen ko ci mën dolli wala loo xam ne war ngeen ko mën remplacer da ngeen ñu koy signaler parce que yéenay valider li ngeen di utiliser su ko defee ñun ñu daal di koy remplacer noonu lañ koy defee boobu ba léegi aussi et alhamdulilah ça se passe très bien donc produit noonu la tëddee mu war a jëm ci morgue bu Mbelelaan ak morgue bi nekk Jàmmalaay alors loolu bu ko defee te ñu leen di wax aussi ne ci diggante bi fi lekk ñuy awtaar beneen jotaay ba léeg-léeg benn gàllankoor am ci diggante bi am lu ngeen soxla urgemment surtout situation bi ñu toll nii ñu ne ñu ngi leen di ñaan bu loolu amee aussi na ngeen jël seen téléphone ngeen wax ñu ñun dinañ wax ak ñi ñu war a waxal bu ko defee ñu daal di ciy taxaw noonu la ñuy doxale boobu ba léegi yàlla mu ngi ñu siy dimbali mu am aussi beneen bu ci dugg yàlla dafa def ci morgue bu Jàmmalaay ak morgue bu Mbelelaan dafa am aussi benn place boo xam ne bii ñun ñëpp ñoo ko moom mu nekk benn patrimoine muy mausolée suñu maam Seydina Limaamu Al Mahdi mausolée boobu dafa nekk ci boori géej mu laaj aussi entretien parce que loolu patrimoine la loolu aussi ñii ko yore dañ bindoon APEXI ci jamono ñaanoon pour ñu di jàppale ñu bàyyi leen ci xel foofu aussi am na lu ñu prévoir pour taxawu leen ci place boobu gis ngeen investissement yi fa mujj am ni mu place ba taaroo mais nag bu ñu ko defee investissement boobu dafay laaj aussi entretien parce que doo def matériel bu mel noonu wala investissement bu mel noonu ci boori géej ba pare nga bàyyi ko noonu foofu aussi am na lu APEXI yëkkati pour jàppalee leen ko pour que place bi gën a mel ni mu war a mel parce que patrimoine la sur le plan religieux patrimoine la bokk na ci identité yi nga xam ne moo tax ñuy wax ne fii foyer religieux la loolu tamit APEXI am na geste bu mu ci def mu jëm ci place boobu di xabru suñu maam Seydina Limaamu Al Mahdi yàlla def aussi association des imams et oulémas bu Yoff vraiment mu nekk kuréel bu am solo nekk partenaire bu am solo ci APEXI chaque mois de Ramadan am na conférence bu ñu daan def ak waa Asawa ak waa Juste ren depuis daaw ni mbir mi demee moo tax yooyu ñu xaw ko ajourné ba yàlla mayaat ñu mën a dajale nit ñi en masse mais conférence boobu saa yu ñu koy def bu ñu saisiré association des imams et oulémas bu Yoff dañ ñuy taxaw jàppale ñu kéemtalaay kàttan ba nga xam ne danay taxawaay bi ci waa Yoff war a am danañ ko def mais mu nekk taxawaay bu mucc ayib loolu aussi occasion mel ni bu ñu ko amee il faut les remercier yàlla def daaw bi nga xamante ne pandémie bi am na te mënuñu dem si jàkka yi dajale mbooloo yi ci masse bu am solo yàlla dimbali leen ba ñu am xalaat bu ñu amoon ak lëkkaloo ak waa Yoff TV ne tafsir yooyu ñu doon def si jàkka yi wala ci yenn place yi dañ koy transférer yóbbu ko ci télé bi loolu amee ñu daal di saisir APEXI ne waa loolu day wax dëgg yàlla liñ naan à toute chose malheur est bon mbas mi ñëw na tere na gars yi dem si jàkka yi mën a kii def tafsir yooyu wala yooyu ñu doon def ci weeru koor wi waaye am na xalaat bu judd ne mën na jaare ci Yoff TV APEXI daal di leen accompagner ren aussi malgré que tijji nañu jàkka yi waaye dañu ko continuer parce que lu baax quand même jar na continuer parce que du ñëpp ñoo mën a dem si jàkka yi du ñëpp ñoo jege jàkka yi mais bu dee ci médium bii di télé ku nekk dana la fekk ba sa biir kër alors daal di lay nga mën si jariñoo sa njaboot jariñoo ci te di nga ko mën a suivre à plusieurs reprises gis naa sax léegi ñu koy yóbbu ci internet bi may dugg sànq rek moom laay féliciter suñu mbokk mi Salam ci prestation bi mu mujjee def ak ñoom imam Bass ak ñëpp vraiment ñëpp a ngi gis seen prestation yi imam Sène ñëpp rafetlu ko ak ñi nga xam ne ñoo war a ñëw après loolu aussi bi ko APEXI yégee mu ne daaw de defoon naa ci dara waaye dinaa ci defaat dara malgré yi ñu xaw a xocc ma ne malgré yi ñu xaw a xocc xam naa Aziz buy jeexal dina ci revenir chantier bu mag bi ñu tijji fii ci ancien siège bi nga xam ne xaalis a koy liggéey dañu mujjee dem leb banque xaalis bu xaw a takku pour mën ko defar mais dañu ne malgré am na lu ñu xocc parce que bor da nga koy fay am na yoo xam ne yi man foog ñu taxaw ci mais ñu ne malgré loolu néew na bari na dina am lu ñu yëkkati ñu tekk seen loxo xamal leen ne loolu ngeen di def malgré que contexte bi difficile na malgré que am nañu ay xat-xat loolu dinañ ci taxaw ànd ci ak yéen mu mel na mu war a mel loolu daal ci tënk mooy li nga xam ne alors Aziz mënoon nañ ko yëkkati mu jëm ci li ñu dajale fii naka lañ ko xalaate naka lañ ko tërale naka lañ ko doxale
donc lu APEXI budgétisé la fi mu ne nii dafa am yoo xam ne pratiquement même bu ñu tolloo ci débat budgétaire bi dañuy informer ñëpp a koy rafetlu ñu daal di avancer parce que foofu dañu xam ne morgue bi la fay xew loolu day dem ba nekk dépense prioritaire loo xam ne mënul ñàkk xanaa rek ñu ñaan yàlla lii tax ñuy tabax centre commercial boobu mooy dañu bëgg bu paree lii APEXI yi jot at mu ne mën a yokk su yokkoo dana tax ba nga xam ne alors sollicitation yi APEXI yi jot dana ci gën a mën a taxaw mu jëm ci askan wi waaye it dana tax aussi jumtukaay yi nekk ci dëkk bi mu gën a moderne gën a dëppoo ak li jamono laaj bu ngeen seetloo Yoff dafa jóge ci statut village di nekk ville nag du rek ay nit dafa am lu mu laaj dafa laaj dëkkuwaay bi moderne ànd ak bëgg-bëggu waa dëkk ba loolu tamit APEXI mu ngi ciy taxaw boo gisee mbir mi chéré noonu c'est parce que dafa standing ba mu ko yóbbu mënoon na ñëw rek def ay cantine comme nañu ko daan defee mais ay magasin la ko def ay plateau la ko def studio ba pare nag def ci lii gën a dëppoo jamono moo war a njëggi toll foofu mais loolu bu ñu koy def pour que image Yoff gën a rafet pour que Yoff patrimoine bi fi ne ci wàllu économie ci wàllu culture ci wàllu éducation moom la ñu bëgg mu mel dëppoo ak nii waa Yoff bëgg dundee si 21e siècle bi foofu laa doon yam Aziz alors di jaajëfal mbooloo mi di sant yàlla bu baax di ñaan yàlla na yàlla gën a yokk mbir mi te yàlla na lii tax ñu koy def yàlla na ko yàlla barkeel ba mu dem si ñoom war a dem merci Aziz jërëjëf. wax ji matale na donc li ñu taxatase fii defe naa leer na si ñun ñëpp donc boo leen gisee ndëkk mu ñëw si en profondeur c'est parce que dafa am ñoo xamante ne ñu ngi jàkkaarloo ak ñun donc si à travers Yoff Média wala Yoff TV donc ñu ngi siy profiter ñoom aussi di leen remercier parce que seen taxawaay ak rôle bi ñuy joué si dëkk bi am na solo trop donc di profiter aussi occasion bi aussi di rappeler nit ñi rek ne ñoom dañu am benn partenariat bu ñu am donc dañu gis ne Yoff la ñu nekk te ay jeunes Yoff daanaka ñoo ëpp lu ñu fay liggéey ñi si nekk ñi si ëpp ay jeunes Yoff lañ donc ñu signé ak ñoom partenariat donc fekk lu jiitu partenariat bi doon nañ ñu taxaw donc loolu am solo la ñu ngi leen di vraiment remercier di leen ñaanal aussi suñu borom fi ñu bëgg a àggale seen chaîne yi yàlla na ko fa yàlla yóbbu dafa leen lu sut seen joxte bi jaahi rasulullah donc comme ni ñu ko waxee bon Momar mu ngi soog a ñëw léegi dafa nekkoon si bagage yi donc moom aussi ñu ngi koy dalal si administration APEXI la li may def nii moo ko waroon def donc parce que moom mooy chargé du protocole bi mais comme mooy suñu patron moom te góor ak benn jabar la dañ ko siy comprendre rek donc di jox peut-être waa morgue yi donc moo xam yéen dëkk yéenay xool nan ngeen di organiser wu parce que gis nañu loolu esprit boobu sax moo tax ñu siy gën a ñëw mooy que chaque année bu ñu tolloo si lii mësuñu dégg ay voix yu discordantes c'est-à-dire kii wax jaar fii kii wax jaar fii mësuñu kaa dégg moo xam ñi nekk fële jàmmalaay la wala ñi nga xamante ne ñoo nekk fii si Belelaan toujours dañu gis ne lépp loo xamante ne dañ koy def ñoo koy defandoo donc bu ñu tolloo si nañu jox kàddu sax dañ naan nañ jox kenn mais nag tey dinañ wañ seen ab loxo ba ku nekk jël kàddu wax si parce que wax jooju dafa am solo waxuñu pour gërëm APEXI déedéet parce que li ñuy def nii as defu ko man defuma ko donc Yoff gépp lañ ko defal donc comme Yoff lañ ko defalal ndëkk yéen li ngeen yor aussi as mu ngi leen di ñaanal di leen remercier aussi seen devoir aussi ngeen di def donc dëkk bi moom dadi ku nekk ak yàlla fi mu la nattoo rek nga nekk fa wala wa nga nekk ndëkk fexeel rek ba mu dellu ginnaaw wala ba mu yées donc moo tax dina baax aussi bu ñu ñëwee si yi bon ngeen yëkkati kàddu donc nit ñi mën a xam kan la dina si am solo trop donc loolu daal mooy li nga xamante ne doon nañ ko sof donc di leen jox kàddu yi donc mu ngi noonu daal sëñ Paa ba fi nekk Baye Julle donc sama sanga bi nga xamante ne mosuma jox ab tëlit Maam Mbay ak kilifa ñoo fi nekk donc boobu léegi daal mu ngi noonu ñoo fi ñëw chaque année bismillah bismillahi rahmaani rahim ñu sant yàlla di julli Seydina Muhammad di wax alhamdulillah may wax ci turu axlullaay jiital ci Seydina bi Abdoulaye Thiolaay man maa fa teewal xabrub Seydina Limaamu Laay di ko nettoyé di gërëm APEXI ndaxte lii ñuy def du démb du barka démb du barkaati démb
ay at ñu ngi nii di ko def APEX mosu see génn loxoom fu ñu toll su ma nee Amar ne ma waaw defal liste bi nga yónnee ñu am ci ak cawarte gu mat sëkk si jàppale si li ñuy def te li ñuy def seen wareef la sax ñu seen wareef la parce que yoof la limaamum yoof la du lu ma leen war a gërëme mais seen wareef la ñu def xanaa di leen ñaanal seeni mébét ak seeni yéene yàlla mottali ko yombalal leen li ngeen di yéene toujours si def si morgue beeg si xabaru Seydina Limaamu mu nekk ay njariñ yoo xamante ne dañuy toog ba seen yu doom wala seen yu set ñëw fii yëf yi di continuer waaw di gërëm it monsieur le président bu APEX ak membre yi ñu fi bàyyi ñoo xam ne ñoo ko fi représenté ak ñi yor morgue bi ak ñeneen ñi teew imaam yi toog fii maa ngi leen di gërëm di leen ñaanal fan wu gudd ànd ak wér jaamu yàlla gu sax gu ànd ak nangu yàlla ñu yàlla jàppale si li ñuy def te mu wéy bu baax a baax te yàlla di leen yombalal toujours loo leen di mën a defee lii ngeen di def allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. aleykum mbooloo mi maa leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di sant sunu borom di julli Seydina Muhammad ñoo ngi gërëm Baye Abdoulaye Thiaw Laye yàlla na fi yàgg te wér di jiital si nuyu bi imam Mouhamed Ndoye yàlla na fi yàgg te wér ñoo ngi wax nag sa kàddu imam Gatim moo nu ilif moom moo ilif morgu Belelaan li ñuy jël fii moom lañ koy jëlal man dëgg maa taxaw pour jël ko ñoo APEX ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla fan bu gudd bu ànd ak wér lii chaque année ngeen def ko day gën a yokku nag bii gën na yokku ñun ñu ngi leen si sant di leen gërëm c'est morgue yi ñi nga xam ne ñoo yor morgue yi ñoo ngi liggéey si biir morgue yi muy liggéey bu am solo boo xam ne toujours bu nit wàññi ko ñu indil leen ko ngeen indi produit yi di leen ko jox kon ñoom leen si sant yàlla di leen si gërëm sa yii dafa baax loo xam ne si biir morgue bi loo xam ne daf si am njariñ mooy eau de Javel yeex kotol yeex saabu yeex yépp ngeen indil ak sarbet yi ba barka démb rek ñoo ngi wax sarbet yu manqué far yàlla indil nu lii tey da doon pare jënd ji ay sarbet nii far yàlla indil nu lii tey ji kon ñun ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla fan bu gudd bu ànd ak wér morgu Yoof morgu Laayeen ñoo ngi ànda ñoom ñaar ñëpp di booloo nekk benn la xam ne lépp loo xam ne mu ngi dugg si biir morgue yi ñun ñëpp ñoo ko bokk ñu tey jii bu ma demoon morgu Laayeen bii tey jii maam Bay Laay mii fu mu ma gisee wala imam yaay maana si la dana ma kaay Papa Gueye jàppale yaay maana maam Bay tam bu ñëwee ba fële tamit mun nga fa gisee man rek ma nekk fa dama la ko maam Bay kaay jàppale ma kon ñun ñaari morgue yëpp ñoo booloo nekk benn ñu leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla fan bu gudd bu ànd ak wér jërë ngeen. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin nu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di ziar ñëpp xanaa di def ñaan rek ndaxte Papa Gueye wax na lépp donc lu ma wax damay ñaan yàlla mi nga xamante ne mooy jàppale yàlla na leen yàlla jàppale yàlla miy suturaal yàlla na leen yàlla suturaal yàlla miy dëgëral yàlla na leen yàlla dëgëral ba lii ngeen sumba nii yàlla na ngeen teeri ji mu ànd ak wér ak gudd fan yàlla na ko yàlla def barke alquranul karim jërë ngeen jëf auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim la hawla wala quwata illa billahi al ali al azim mbokk yi ñu ngi sant borom bi subhanahu wa taala di julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mbokk yi fi teew yëpp di leen ziyaara di balluwaat xaq waa dëkk bi yëpp ci kaw ba ci suuf di ñaanal kilifa yi nga xamante ne ñoo ngànk dëkk bi ital si suñu baay Abdallahi Thiaw yàlla na yàlla guddal fanam wéral cëram waaye tam al imam ratib imam Mouhamed Ndoye yàlla na yàlla may ko wér moom itam bu baax a baax macha allah mu mel ne tey suñu jotaayu tey bi dafa am lu ko waral ñu àndi seek ñoo xamante ni mën nañu wax ni sax ay partenaire lañu yàgg mu di waa APEX di jiital ci nuyoo bi président Khalifa tonton Khalifa Diène ñu ngi koy nuyu bu baax a baax waaye ñi nga xamante ne ñoom lañ fi fekk tey ñu dalal ñu jiital si président alxaaji Abdoul Aziz Dabakh waaye di si teg suñu mag suñu kilifa suñu grand as moom ñu ngi koy nuyu bu baax di ko jox wàcc waayam di nuyu itam Mamar bu baax moom suñu la bokk waaye itam di nuyu Amar ñoom ñëpp fa tabarakallahu yàlla na yàlla fay leen waaye tey nag ñu àndi fi ak imam yi nga xamante ni ñoom lañ bokkal liggéey bi buñ ci tuddee imam Chérif Mouhamadou Lamine Fall nga xamante ni liggéey bu ñuy def nii ànd si ak APEX yi ànd si waa dëkk bi
moom da ci am solo lool bokk ci bureau bi yi koy piloté ak ki nga xamante ne mooy Alxaaji Abdullahi Fall nga xamante ne moom lépp luy wàllu organisation ci imaam yi rek moom lañ ko dénk at yi yëpp moom moo ko yor waaye itam ànd seeg ki nga xam ne mooy Oustaz Abdou Salam Sène nga xamante ne liggéey bu ñuy def nii mooy Covid bi ba tey li ñuy def ci télé yi chaque année dafa am koo xamante ne moom la ñuy tànn comme superviseur général muy superviser liggéey bi lan moo dox lan moo doxul lan mooy rëq-rëq télé yi lan mooy ñi tardé tey lan mooy xaalis bi nangam tey ren moom lañ ko fal mu toog nii tey nga xam ne lépp lu ñuy def rek day am ay seede bu ko defee nag kàddu ñuy yëkkati day nekk kàddu sant kàddu gërëm gannaaw tam ba ñu sante mbokk yi nga xamante ne ñoo fi teewal margo yi mu nekk nag liggéey bu rafet parce que damay faral di wax ne dëgg-dëgg ñi nekk ci margo bi moo xam bu nekk Laayeen la moo xam bu nekk Yoff la war nañ leen gën a jàppale war leen gën a mën a taxaw ndaxte am na ñoo xam ne tey boo leen ay imaam sax kaa leen bokk ci ñuy sàng pare wuñ koo def kon ñi nga xamante ne ñoo koy defal ko ñëpp ñooñu war nañ leen taxaw bu baax a baax a baax te lii APEX si def nii man yàgg naa ko gis yàgg naa ko teewe parce que amul dara loo xamante ne ump na ma ci margo bi kon li ngeen di def nit ki day dawal yiw parce que loo xamante ni lu mu yàgg-yàgg fa ngay dem kon dëgg-dëgg ñoom ñu leen di sant di leen gërëm ndaxte seen taxawaay rafet na waaye lu ñu leen gën a mën a jàppale rek tam mu gën a baax ndaxte yeyoo nañ ko vraiment kon daal APEX bu defee lu toll nii te du tey yàgg na ko def dañ koy ñaanal di ko gërëm ndaxte arab day faral di wax ne ida qtasarat yadaka anil mukafaa falyutil lisanaka bi shukri mais su fekkee dañu defal teraanga boo xam ne yow mënoo ko delloowaat ci alal wala ci dara na nga am ngor tàllal sa làmmiñ bu mu gudd di sant rek naan yàlla na yàlla fay leen yàlla na yàlla dëgëral leen bu ko defee kaddu gu ñuy wax kaddu imam ratib Mouhamad Ndoy la ak kaddu président association des imams imam Moustapha Samb ndaxte ba Covid bi commencé depuis daaw ñu ngi ñaan ci borom bi subhanahu wa taala yàlla na lépp dañ parce que kenn mënu wax lépp dañ na des na waaye yàlla na yàlla yóbbu yépp ci barke weeru koor gi ñu ne mais léegi bu ñu arrêté tafsir yi bu ñu arrêté waxtaan yi nañ continuer di ko def ñu xalaat télé yi ci lañ jëloon Yoff TV ci lañ commencé woon daaw daanaka fa lañ defee lépp mais li ci gën a yéeme mooy APEX yi waxuma la sax ndimbal ñu defal mais lépp loo xamante ne wàllu administration la lay doxal mbir mi mën nañu wax ne APEX yi ñoo ko def su fekkee ne lettre ya la fu ñu koy tàppee APEX lañ ko tàppee dafa naan grand as mi ngi toog ci bureau la defee lépp wax ñu yoon bu ñuy jaar parce que nit da ngay xam dara ñàkk xam dara mu ne boo leen bëggee affaire jaar yoon nii ngeen di def ab lettre tam boo leen bëggee ñu respecté leen ni ngeen koy bindee tey daaw ba ren yooyu yëpp tey APEX lañ ko bindee loolu nag dañ ko war a seede pour nit ñi xam ne ñun ak ñoom dañuy liggéey ci biir liggéey ci biti mu nekk nag beneen mbir moo xamante ni itam mooy Covid bi ba mu commencé daaw def nañ ko mu jaar yoon lool ñu defal ñu loolu ba pare dimbali ñu tam parce que liggéey bi dafa laajoon alal ndaxte télé yi nga xamante ne ñoom ngay jël ak déplacement yi nga xamante ne mooy déplacé imam yi ñu jógee ci commune bi yépp fii ba aéroport ku nekk war a ñëw def waxtaan war a dem ñu dugal ko oto yóbbu ko ba këram yooyu yëpp laajoon ay mbir yu baree bare yoo xamante ne vraiment ndimbalu APEX yi macha allah te dañuy faral di wax ne même bu ñu joxul woon dara sax am na loo xam ne defal nañu ko parce que tey am na lettre yoo xam ne bu ko nit liiree dañuy xam ne liiree fu mu jógee am respecté na kuñ ko jox tey mu mën ñoo jàppale kon loolu ci ñoom la ici kon bu ñu ñëwee fii en tant que imam yoo xamante ne dañuy liggéey ak ñoom war nañ ko seede pour nit ñi xam ko ndaxte dëgg-dëgg nit tam warul soxor warul nëbb li nga xamante ne mooy lu baax dañ koy fësal benn bi mooy bu ñu ñëwaatee ren même chose lañ defaat ñoom lañ njëkk a jokkool ñu bind ñu lettre yi waxtaan ak ñun tegaat ñu si yoon ñu continuer waat mbir mi ren nag ñu ne comme que ñun ay imam dañ war a tëddee njaaxaanaay ay télé yu bëri ñu ngi ci dëkk bi ñu ne léegi nañ fexe ba ren nañ ci yokk Yoff Média yokk ci itam Vision Plus TV tey ren ñetti télé yooyu yëpp ñu ngi liggéey ak ñun alhamdulilah rabbil alamin ba koor gi commencé ba nii ni tey imaam yaa ngi dem di tafsir imaam yaa ngi dem di waxtaan question réponse tam mi ngi am ci wàllu diine ñu koy tontu mu dem ba nga xam ne sax nit ñi ñoo ñu koy laaj parce que am na ñoo xam ne dañ ne ñu ngi toog seeni salle ñu ngi xaar programme bi am na ñoo xamante ne saari ndaw yi dañ ci amoon problème ñu ne da ngeen fexe ba commencé ci saar yi moo tax daaw ba ren saari ndaw yi la ñuy waxtaan pour rek nit ñi mën cee jëriñu parce que dañuy wax ne la complémentarité dafa am solo mooy mottalante nit ki da ngay mat fii manqué fële ñu ne léegi nañ fexe ba nga xamante ne lu fa arab naan furuux fardiya
mooy nit ñi dañoo wute ci ay compréhension dañ fexe ba nga xamante ni koo xam ne niveau am dafa kawe ak koo xam ne niveau am dafa suufi ñu fexe ba nekk ci digg bi ku nekk mën a mos loo xam ne dina la jariñ kon tey loolu tam ñu ngi siy sant APEX bu baax a baax di leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla dëgëral leen yàlla na yàlla jàppal leen lépp loo xam ne ñu ngi koy naal moo xam chantier yi lépp ci Yoff lay dugaat amul lenn loo xam ne ñoom dinañ ko def muy dem seen poste mais lépp day dugaat ci Yoff lépp day dugaat ci commune bi kon vraiment ñoom itam ku lay defal loolu war nga ko sant war nga ko gërëm su fekkee ne tey seen président dafa nekk fu sori mooy ñi nga xamante ne ñoo ko wutu tey wóolu na leen boobu ci biir ak ci biti parce que koo xam ne boo fi nekkul liggéey bi dafay dox boo fi nekkee dafay dox mooy ñi nga xamante ne ñoo yor liggéey bi xam nañ ko miin nañ ko maîtriser nañ ko te aussi ñu ngi koy sellal kon loolu nag bu la ko nit di defal dañ koy ñaanal kon ci turu imam Ratib ak turu imam Moustapha Samb ak turu imam Mouhamed Ngaati Diouf mi nga xamante ne liggéey bu ndaw bi ñuy def nii moom moo ko supervisé ñoom sant nañ leen gërëm nañ leen di ñaan ci borom bi yàlla nañ ko def at yu bëree bëri bi jaahi nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waaw jërë ngeen jëf yéen ñi fi yëkkati kàddu yëpp donc di jël remerciement bi di ko teg si loxo imam mi nga xamante ne moo tëj wax ji macha allah wax ji rafet na yàlla na yàlla nangu ñaan yi te ñun ñëpp ñu fekk parce que aussi léegi laay xool parce que li ñuy def nii li si am solo mooy saa yu ñu paree dañu koy publier sur Facebook donc te Facebook daf koy jël chaque année bu date biñ ko defee ñëwee rek mu publier waat ko mel ni ku koy fàttali nit ñi te dañuy gis ne à chaque fois bu ñu jëlee peut-être il y a 4 ans wala il y a 3 ans am na koo xamante ne nii may waxee nii moo doon wax muy président Maïbra yàlla na ko yàlla xare aljana donc mu ngi fi woon donc di ko taxawee donc chaque année am na ñuy dem am na ñuy ñëw ñii fi des seen njàmbaar bàyyiwu leen fii ñii jiitu seen yaafus yóbbuwu leen donc muy ay xeeti fàttali yoo xamante ne ku si nekk si ñun dafa war a jël prise de conscience si lii ko yàlla nattoo parce que am nattu la donc te bu ñu gisee wax ji ni mu tëddee am xel mën naa dal parce que ñiy jël kàddu ñëpp ku si nekk sa kàddu am na foo ko teg parce que am na kilifa te xam nga ne si turu kilifa ngay waxe loolu moo si ëpp solo donc loolu dafay wane ne rek ah impression bi ñu am par rapport ak dëkk bi impression bi ñu am par rapport ak yàquteg dëkk bi des fois pour ñun du reflété wul réalité bi parce que kilifteef mu ngi fiy am ba léegi ndax li ñu toog nii di ko def si kilifteef lañ ko defee di ñaan suñu borom kilifteef googu yàlla na ko yàlla gën a saxal parce que lu am solo la bu fi jógee rek musiba am donc beneen bi ndëkk as mu ngi koy wax sànq par rapport ak mbir mi ni mu demee nii ñun en tant que comité directeur APEX am na loo xamante ne ay dañ ko jël mu nekk ay charges récurrentes yoo xamante ne même lu jamono tar dañ koy def wala dina am lu ñu si def moo waral ndimbal mi di demee nii donc loo xamante ne la comme ni ñuy fayee facture ndox wala comme ni ñuy fayee ki nga xamante ne ñun ñoo jël engagement ne ko bàyyil sa liggéey ngay ñëw di liggéey APEX ñooñu ni ñu leen cër boobu ak devoir bi ñu am envers ñoom lii nii noonu lañ ko defee devoir donc muy loo xamante ne gis nañu njariñ bi mu am si dëkk bi beneen bi mooy am na remerciement wala ngërëm mu fi jox jëmaat si APEX par rapport ak accompagnement bu mu defal association des imams et oulémas de Yoff donc bi ñuy yëkkati programme bu am solo bi donc APEX dafa am noo xamante ne dañ ko tëral si doxalin ndimbal mi du que ne dañuy yëkkati rek joxe parce que xam nañu ne li ñu yor tey matewul sax waa Mbengeen wala waa Ndëngaañ wala waa Tongoor bay mate Yoff gépp donc moo tax képp ku yëkkati mbir am na loo xamante ne war nañ la ko salbew donc suñu devoir la ba képp ku ñëw si ñun dañ la ko war a defal donc muy appui institutionnel boobu di accompagnement si wàllu conseil wala lu mu laaj rek ñu ànd si ak yow donc loolu dañ koy loger foofu parce que ñi nga xamante ne ñoom la ñu jël aussi ñu ñuy liggéeyal dañ leen di évaluer si wàll woowu donc di si profiter rek di leen gën a rendre hommage par rapport ak seen taxawaay ak farlu giñ si àndal bii si des nag
mooy contexte bi ñu nekk contexte bi as mu ngi koy wax sànq am na chantier boo xamante ne waa Yoff gépp ñu ngi koy gis muy fële siège u APEX si nekkoon ñu commencé woon liggéey bi heure bii waroon na fekk mu pare mais jaam ak mébétam ak pexeem yàlla ak dogalam donc ba yàlla suturaal nañu xam naa fi wax lu yàggul trop dina pare incha allah donc loolu xaw nañu freiné si li nga xamante ne mooy accompagnement yi ñu war a defal nit ñi mais di sant yàlla aussi parce que bu paree dafay yokk patrimoine u APEX si wàllu dayo dafay yokk surface financière bu APEX am na ay mébét yoo xamante ne aussi ñu ngi ko am donc ni ki fële seen o bi nekk ak Senelec bi fi mu nekkoon mu am benn traite sainte bu ñu fa bëgg a def donc loolu aussi dina laaj ay ñaan yu bari pour ñi nga xamante ne ay borom kurus lañ donc borom kurus nag du imam kese donc loolu moom donc ñu ngi koy sàkku si ñu jàkkaar loolu ñëpp parce que aussi bu ñu ko defee li nga xamante ne mooy suñu mébét mooy cité APEX yi képp ku fa dem di nga xam ne nga comparé cité APEX yi ak biir nga paru xam nga ne bokkul parce que yëkkati na ku gis tey terrain yi ni muy jar foofu wala kër li mu fay jar di nga xam ne fii ab liggéey nañ ko si anam bu mucc ay si wàllu urbanisation donc tey li ñu war ñun en tant que APEX en tant que association boo xamante ne mooy représenté Yoff gépp mooy ñuy séentu fu sori di jéem a xëcc dëkk bi muy dem fu sori parce que tey ku dugg si Yoff xarkal li ngay jëkk a gis mooy loola bu ñu fa defee loo xamante ne dafay am dayoo benn bi ba ñëwee laajte ne ka moom lii ñu ne la lii communauté lébu bu Yoff moo ko moom di nga leen gën a jox ab cër parce que am na loo nit ñi commencé nañ ñu réere donc loolu aussi dina baax trop ñun ñëpp képp koo xamante ne si sa taxawaay au quotidien nga siy bàyyi xel que ne lépp looy def rek xamal ne ab ambassadeur ab lébu gi nga ambassadeur ab Ndakaaru nga ambassadeur ab Sénégal nga donc loolu lu am solo la moo tax genre projet yooyu ñu ne dina dis trop mais nañu assumer te am fit ak yaxin xam ne li ñuy def wéetuñu si ñun kese donc loolu daal mooy li nga xamante ne am nañ ko si wàllu projet yoo xamante ne mu ngi taxaw suñu kanam nii di si sàkku ay ñaan donc fi ñuy tëjee ndëkk mooy fi ñu waroon a commencé donc mooy peut-être ay nuyoo la doon si kilifa yi nga xamante ne kàddu yi ñuy yëkkati si seeni tur lañ koy yëkkee mais dañuy préférer toujours di ko tëjee parce que fii ñu féete wala fii ñu toll moo tax donc di ñaanal ki nga xamante ne mooy suñu waajur di xalif général des Layènes di Baye Abdoulaye Thiaw Laye yal na yàlla gën a guddal fanam yokk wéram mu yàgg ñu gunge soxla nañ ko trop ki nga xamante ne mooy imam ratib donc di imam Mouhamed Ndoye imam yi mu àndal ñëpp wax nañ fi imam Mouhamed Ngaati imam Samb Khoudia Ndiaye mu ngi fi imam Moustapha Samb mu ngi fi donc ñooñu seen collaboration rek doy na exemple si ñun parce que Yoff toog na at yu bëri amul imam ratib te kenn mësu kaa sentir ndax ñu ngi doon liggéey en parfaite cohésion donc loolu aussi defe naa lu am solo la ab jàngat la boo xamante ne ñun ndaw ñu ngi leen di séentu di leen xool vraiment loolu aussi di ñaan suñu borom yàlla bu seytaane xaj seen diggante ndikki association des imams et oulémas de Yoff jàmm jooju yàlla na ko yàlla wasaare si Yoff yi di nuyu aussi borom ndombu tànk yi nga xamante ne ñoom la ñu daan àndal di bokkal mbir mi ndax daaw ku si mel ni jaraaf seeni géey mu ngi fi woon malgré contexte Covid bi donc aussi moom aussi ñu ngi koy nuyu di ñaan suñu borom ni ki moom ni ñeneen ñi yëpp yàlla gën leen dëgëral gën a yokk seen wér ak seenu fan ni ki ñoom di président Magui Yoff président Jàmbur Yoff président Frey Yoff ak Frey Yoff yi war a ñëw nii surtout di ñaan suñu borom yàlla musal leen si seytaane ak jat kàntanal leen ba mébét yi ñu am yàlla may leen ñu àggale ko si jàmm di remercier ñi nga xamante ne ñoo fi ñëw si turu ñooñu di récupérer li nga xamante ne moom la leen APEX si jox donc di ñaan suñu borom yàlla gën leen dëgëral liggéey bi ñuy def
rafet na yàlla na yokku yàlla na si yàlla teg loxoom ba duñ si am benn mbetteel parce que risque yi bari na risque sanitaire bi rek la ñuy identifier mais am na yeneeni risque parce que nit moom ku xalaa denc am na ay këyit yoo xamante ne war nga ko sàmm donc parce que nit bu juddoo dafa am dañ koy bind bu fiy génn aussi dañ koy bind donc te condition yi mën na indi loo xamante ne mooy tax risque yi ñu nekk daal bari na ñu ngi leen di ñaanal suñu borom yàlla niital leen te niit leen fi ñu nekk donc di remercier CD APEX bi yëpp di profiter ci occasion bi di baaluwaat ñëpp di baal ñëpp aussi di ñaan suñu borom bépp jaamu yàlla bu ñu def ci koor gi yàlla na ko yàlla nangu te ful ko ñun dëkk ay ndaw lañ moo xam administration moo xam association bu APEX bi yëpp ay ndaw lañ donc parce que sopp rek moo ñu dugal ci li nga xamante ne dañ koy sànjaaf di ñaan ngeen gën ñu ñaanal yàlla kàttanal ñu ba ñu yóbbu ko fi ñu ko bëgg a yóbbu allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim ngeen baal ñu wax رسالة تمام محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللفت لو ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللفت لو ماشي يشفع له في مماته يا إمامنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طولها يا الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول حياتي في صلاتي بدعي صلي وراه محمد نبي